dikkati na loo xam ma samba ma dem ba gën laa xam ma samba tribune yéene kaay ne ma loo xam te assemblée nationale bés bu yàlla sàkk mu am lu yees loo xam ni xamoo ko ca yéene kaay bi dee média bi daal di may xamal ne ca coowal passeport diplomatique ba laa leen di tëmbale ci tey xamal leen ni nag assemblée nationale soo moytuwul bu mbir yëpp suleekoo loxo dana dar gémmiñ waaw bu mbiri suleekoo mani la dina laal ñoo xam ne foogewuñ leen ko sax yéene kaay bi daal dina ma déballage bu rëy moo fas yéene am ci assemblée nationale yàggatul te mani la deal bii nag dafa fekk mu yàgg tribune ne ma 2013 la woon coowal passeport diplomatique yii defar gii atub 2013 la daal di tàmbali am nag l'enquête boo xam ni amal nañ ko fii ci hôtel député yi te enquête bi la mu xamle moom moo di El Hadji Diadji Touré man jàpp ca mbir ma lu njit njaag moo koy njaag moo kalaateel dil ba moom lam fay fréquenté bari na lool daanaka fa dëkkoon moom Diadji sax dafa yoroon yenn ci caabi néeg dafa daan dugg yore ay te Diadji mii du démb la fa tàmbalee dugg déedéet yàgg na ba mu tàmbalee dugg ci hôtel député yi di dugg ci yenn niiki ba yor seeni caabi ñaar ci député daal lañ ci limagum waaye nag bu ñu tracé dugg ak génn Diadji ci yenn ciy nekki daañu xam député yi ca laale woon loxo dana dar gémmiñ de te dar gémmiñ gi sax faw mu am ndax député yi nga xam ne fas nañu yéen a dindi seen malaanu kiiraay seenu mbokk neeñu bés buñ ko daal di defee ba tëj leen daañu wax ñoom yeneen député yi nga xam ne laale nañ ci mbir mee simple lool tribune ne ma déggoo ma de atub 2013 ak tey le trafic de passeport diplomatique yi am na assemblée nationale te am na yeneen député yoo xam ne ña ngi ca laale yu bokkut ak Biaye ak Sall réew mi quotidien laaj ba samp kay moom moo di lan moo tax nag levée immunité parlementaire député yi daal di yeex Sud Quotidien moo taxit Moustapha Niasse kay daal dinay dugal loxoom ca mbir mi daal dinay sàkku nag daar maître Malick Sall ministre de la justice mu daal di àddu nag ci lii ngir assemblée nationale mën a def levée immunité parlementaire am le témoin daal di xam le ni Niasse kay lu ba paraxee ministre bi doyul Moustapha Niasse xam le ni pare nañ ñoom assemblée nationale ngir collaborer ak justice waaye nag faw ministre de la justice sàkku ci ñoom daal di dindi malaanu kiiraay député yi loolee nag le maître Malick Sall defagul le soleil yéene kaay ne assemblée nationale kay xam le nañ ni passeport diplomatique yi lu mu laaj ci mbir mi jaar yoon daañu ko def te ministre bi bés buy joxe ndigal ñu tàmbalee gindi malaanu kiiraay ya lu ci mënti am Sud Quotidien daal dama dafa mel ni jandaw ba pare nga topp ca watat ba di duma 2 poids 2 mesures moo am ci dossier assemblée nationale yi soxal opposition ak ñi nekk ci nguur gi te muy dëgg xoowal ma kaaw Ousmane Sonko ba rek fast track lañ ci daal di amaloon daar dindi nañu malaanu kiiraayu député ba fas ko yéene jébbali yoon Khalifa Sall kaawam mi ngi nii tege fàtte wuñ ko démb la woon Ousmane Sonko sax moom dafa sàkku ne balaa muy wuy ji faaw ñu dindi malaanu kiiraayam waaye Khalifa Ababacar Sall dañ ko yóbbu kaso fekk jamono jooju député la woon te malaanu kiiraayam googu terewul ñu tëj ko taxul ñu may ko liberté provisoire lii moo tax ma ni réewum Sénégal 2 poids 2 mesures moo fi am source aané waxtu woowu day vidéo bu Bougazelli bi daal dinay fuité la tribune ne moo taxit ministre de la justice day daal dinay addu ci mbir mi moom maître Malick Sall daal di xamle ni Bougazelli am na liberté provisoire dëgg la waaye nag coow la dossier ba ma nga ca magistrat instructeur ba nekkul ne dañ koo bàyyi daal di tàbbal dossier ba géej source aané terewul vidéo ba ma ngay jàbbaa jole askan wi di seetaan te coow loolee mu ngi bëgg a jëli ampleur ñaar ci gendarme yéen kaay bi ne ma déglu nañ leen àllarba ji Bougazelli moom it daañu ko convoqué te du yàgg am nag journaliste boo xam ne ñu ngi koy tudd ca mbir ma mbir mi doy na waar goo xam ne source aané ma ay avocat yu Bougazelli ci boppam daañu gise ci seen biir ci alxamis gi lu ci mënti am daal justice 2 poids 2 mesures moo am critique yéen kaay ne moo ne nguur gaa ngay jéem a setal deram de ci coowal passeport diplomatique bi gaa yi neen ci procureur la des ci coowal Bougazelli bi maître Malick Sall ma nga naan ñu ngi koy topp ba tey Sud Quotidien ne déggoo ma de 2 poids 2 mesures ci yoon moo am ci réew mi source aané yana maar ak ña ñu àndal fas nañu yéene ñoom porter plainte préfet bu Ndakaaru ndax nag saa bu ñu nee dañoo bëgg a doxum ñaxtu ngir coowal kilifa ak ñoom seen ñu daal di leen di téye l'observateur di kat ci coowal kilifa gi ak ñoom caat jox kàddu Aliou Tine mu xam le ni ñoom waa yana maar ñoo waroon moytu te xam ni nag nguur gi dëgg-dëgg du leen baal dara moom Aliou Tine daal di waxit ci Macky Sall mi nga xam ni daanaka ab rap la ci wàllu politique da koo mën moo tax nag Aliou Tine ne la mu àddoogul ci ñetteel bi mandat comprendre naa ko de laas yéene kay ne ma Macky Sall kay ma ngay jubal raaya ca partem ca États-Unis ga mu nekk waaye tam mi ngi xam le ni élection locale yi day du am benn report kenn du ko dàq laas yéene kay ne terewul day président Macky Sall ak mbokk politiciens yi universitaire yaa ngi leen di yekk ketame wax nag ci politiciens yu réewum Sénégal yi nañuy doxalee te jaarul yoon yaa ma neex daal la ñuy daal di def waxtu woowu ñu ngay jublu ci élection locale yi critique yéene kay daal di may xamal ni Médina Sacré-Cœur ak Hann Bel-Air day ma ngay rëcc ci Benno Bokk Yaakaar tribune yéene kay ne ma ñett ci maire a ngi nii ñu jara sargal lañu ci sondage bi nga xam ni Sénégal daal dina koy def ci maire yi gën ci réewum Sénégal ñett ñii la ñu tànn Maguette Sène Barthélémy Dias ak Serigne Gueye Diop moom Maguette Sène maire bu Malicounda day ñëpp ànd ci ne ma ngay defar goxam ma ngay liggéey daal
daal ci gàttal moom Maguette Sène ku ci dul xalaat li dal Alpha Condé Ibrahima Boubacar Keïta ak Mohamed Ould Abdelaziz Dakar Times ne lu la neex defal waxtu woowu ñu ngay wàjjal màggal Touba Direct News daal di ne pension yi ak salaire tey daañu leen fay moom Serigne Touba Khadim Rasoul ne damaa dépassé samay ñoñ yàlla yëkkati ma àgg fu kawe foo xam ni kenn mësu faa àgg l'Observateur ne ma Touba day ña ngay waajal màggal gi waaye ci métit ak ci mere ONAS AGEROUTE ak Senelec la ñu nekk daraa fa parewul Tribune yéene kaay dikkaat ci Al Amin ñeenti at gannaaw bu mu làqoo ka daan dawal l'islam nekkoo nit ka doon sàmm tarixa cheikh kookee la Tribune di sargal ni ki tey Sénégal nee naa leen dafa dëgg liggéeyu jàmbur ngeen weddi ma source aane ma xoolal caane mi rek la mu def ma nga doon sëy ak Faala Mbeng de terewul nag dem na seetu ji ci beneen sëy bu yees ak Omar Diouf coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat nañu gànnaayoo masque yi jëfandikoo gel yi te di respecter distance 1 mètre bi yendu leen ak jàmm. jaajëf Mantoulaye ci bundooy conseil yu am solo nag lay joxe ci coronavirus bi ci Sen TV l'officiel Mami Sagna Chimère Diop Mami Sagna mi ci Sen TV l'officiel nee na Mambay man yow laa bëgg nga may ma paas xam nga ki daf may sas donc yow Mami Sagna jéem ma envoyé message inbox rek nga jox ma sa numéro après ñu xool ni ñuy participer ci paasu màggal gi màggal gi la donc ku nekk mën na si def dara waaw comme dama ko bëggoon sax Chimère Diop moom garaawul naa ko jéggal mais Chimère à part là dégg nga li ma wax nee na ma moom nee na Chimère Diop nee na ay jaxalam lay encaissé fu mu nekk nii si dossier lay jóge ay ca sans transition ñu dalal Pape Mante Mboup ci wàllu tàggat yaram borom jëm si teex dugaan maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay bu baax a baax la grand. naka yi tey alhamdulilah mbaa lépp jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla. ana waa dëkk ba. waaw ñu ngi laa nuyu bu baax. ayca afro basket wàllum jigéen ñi mel ni kon Sénégal day jàkkaarloo Mozambique ci quart de finale yi. waaw tey jii nag kon ci kanam tuuti bu benn waxtu jotee foofu ca palais polyvalent des sports bu Yaoundé Sénégal fas yéene si laale ak Mozambique mu nar a nekk nag quart de finale bu métti sax ndaxte soo xoolee Mozambique taxawaayam ci boobule compétition ba mu tàmbalee léegi naam sax ni ci nag compétition yi mujjee laale si diggante Sénégal ak Mozambique nag benn yoon rek lu mës a daan Sénégal sa loolu sax ci match de poule la woon ci nag juróom-ñeenti yoon yi ñu jotee nag laale 10h kon Nigéria dina ci laale ak Côte d'Ivoire 16h Cameroun ak Égypte la 19h Mali ak Angola ñu dem ca Yaoundé fekke fa Soxna Fall ci leeral ci yooyu la jongante. Mozambique war a défier Sénégal ci alxamis gi la ci quart de finale ngir am place ci demi-finale yi Mozambique musul gagné Sénégal rek ci élimination directe ci seenug daje juróom-ñeenti yoon gaynde yu Sénégal yi gàddu nañ ko juróom-ñett benn yoon bi Mozambique gagné Sénégal boobu atum 2013 la ci phase de groupe yi ci atum 2019 ci Dakar Mozambique naam sonaloon na gaynde yu Sénégal yi laata rek muy naax meelu ci demi-finale yi moom Mozambique kon dafa war a rek xeex bu métti ngir mën a duteeluloo gaynde yu Sénégal yi nga xam ne ñooy vice champion d'Afrique ba pare dañuy wut si seen fukk ak ñaareelu titre Égypte daal di rejoindre Cameroun ñaari équipe yi dajewaat mu di affiche boo xam ne comme revanche ndaxte atum 2019 ca Ndakaaru pharaon yi ñoo éliminé woon camerounais yi ci barrage quart de finale yi Côte d'Ivoire mi nga xam ne moo daan Guinée moom Nigéria la war a dajeel muy géant d'Afrique yore rek raaye bi ñaari yoon nekk itam équipe bi ñu gën a xaar ci compétition bi Angola moom feer na respecté hiérarchie bi éliminé Cap-Vert angolais yi war a daje ak Mali mi nga xam ne tam dafa bëgg dikkaat ci wàllu wi. Soxna Fall Mozambique Sénégal kon 13h la foofu ca palais polyvalent des sports bu Yaoundé en tout cas lu ci mënti am bu ñu sukkandiku nag ki tàggat gaynde Sénégal yi di Moustapha yi gis na ni daal Moustapha Gueye gis na ni daal waxtu wi lépp lu ñu woon rectifié nag ngir boobu la jongante par nañ ci Sénégal dina ci am taxawaay gu mucc ayib ba jël ndam li ñu teewlu ko ba tey ak Soxna Fall. moom macha allah xale yi vraiment ñu ngi wax ak ñoom ñu ngi liggéey ci vidéo yi ñu ngi corriger li ñu war a corriger donc ça va maintenant le bilan technique yàlla may na ñun ñaari ndam ñu koy sant suñu borom di xam ne tamit li ñu def am na lu baax na lu baaxul ñu koy daan liggéey di jéem a liggéey tous les jours. Anvers mu ngi joué ak arrière yu am densité physique mais wax naa ko ñun préparé nañ loolu parce que Bintu Diémé ak Mati Fall préparé nañu seen bopp xam dañ ne dina grande pression mais Bintu a beaucoup d'expérience macha allah et que vraiment là il est au top quoi vraiment pour bien faire le match quart de finale et je pense que Irma Diémé ak Bouna Ndaw tamit préparé nañ baax pour apporter un plus dans le secteur des arrières. gën a def focus ci suñu jeu corriger li ñu war a corriger.
ay ci ñaar di jëmale ci édition 2021 finale coupe du Sénégal mu xam ne mi ngi war a dox ci diggante Casa Sport ak bu Ziguinchor ak équipe jàmbaar. waaw démb nag la lépp leer ndaxte jàmbaar moom gannaaw ba mu daane ay sa Pikine ñetti ball ci benn foofu ca stade Fodé Wade bu Saly kon nag fekk ji na Casa Sport ci boobule finale Casa Sport di fàttali nag moom ci fan yi ñu génn moo daan stade de Mbour ñaari ball ci dara Casa Sport nag moom mos naa jël boobule trophée waxtu wi nag jàmbaar moom mbébétam mooy def kéem kattanam ngir nag. jël tamit boobu la trophée bokk boo bind ko ci palmarèsam en tout cas lu ci mënti am daal Casa Sport moom bii la trophée nag bokk na ci seeni nag objectif ren en tout cas kon mën na nekk final gu am solo ci diggante Casa Sport ak jàmbaar bu Saly. ay xoolal. waaw passe màggal yi maa ngi ci liiru passe màggal yi ba léegi ay ca ñoo moo tax maam si nee naa bref la ay ca ñaata jëmale ci réhabilitation stade municipal bu Hann Bel-Air la jeunesse sportive jamono ji mbégte la ñu àndal ci li ne mel mbégte la ñu àndal nag gannaaw seen terrain municipal bu Hann Bel-Air bi nga xam ne nag waxtu wi soppi na nag xar kanam pelouse bi nag ñu def nag synthétique bu dernière génération maire bi nag génne lu toll ci 500 millions ngir nag defaraat yooyu li nag boobule stade ci leeral ñu ànd ci ak Younous Sabalde. ab pelouse synthétique bu dernière génération la ñu posé ci terrain municipal bu Hann Bel-Air. terrain de football nag bari na qualité mais njort naa ne que terrain de football ak qualité bi nga xam ne moom nañ gis fii dafay loo xamante ne bariwul fu mu am. lu toll ci 500 millions de francs CFA la conseil municipal bi génnee ngir am lu ni mel. parce que 500 millions. pour gazon bi ñu wóoluma ci loolu ñu nekk ci dem vraiment ci procédures yi nga xam ne procédures yu métti la donc ba yàlla def en tout cas tey Hann Bel-Air mën a am terrain boo xamante ne c'est pour sa jeunesse. kilifa yi di xaar ci ndaw ñi ñu fexe ba préserver outil gi ni mel. beaucoup chance la pour ñun lu mel noonu ku ko am da nga koy fonk da nga koy sàmm moo tax conseil municipal bi élu yi nga xam ne ñun askan wi ñoo ñu dénk ba ñu déggee ñu xam ne lu ñu bëgg la. ñun dañoo jug xar suñu tànk tubéy pour rendre cela possible. ci nekk da nga ko war a def sa moomeel ñu sàmm ko xam ne dafa métti woon na trop pour ñu mën a jot ci stade bi kon bu ñu si jotee rek war nañ mën a def lépp li tax ñu daan coow ne dañu war a am stade. ginnaaw gazon synthétique bi maire bi di ñu xamal ni rek conseil municipal bi fas yéene na tabax tamit couverture soxol tribune yi. kon fii nag la ñuy ndaxte fee la jëm ci wàllum xibaaru tàgge yoon dafa mel ni comme am naa ne paas yi fu mu toll nii tàmbali na. non fu mu nekk message yi ba sama doom yëpp ñu ngi réagir fu mu nekk nee na ñoom it seen paas màggal. am na problème de. compte bloqué kaa ba tàmbali na. compte bloqué la ko. yàlla baax na en tout cas Mami Sadio yow daal envoyé ma message inbox rek. bu jox ma sa numéro bu fàtte Chimère Diop daal en tout cas. ak Chimère. waaw jaxal bi. naa ko jox. ayca est-ce que doomu ol Yacine Seck teg ci fitna ga nga xam ne ñu leen koy teg ñoom nappkat yi diggante frontière bu Sénégal ak bu Mauritanie ndax ay accords yu nga xam ne ñu ko signé te kenn respecté wu ko Ousmane Sène yor seen kàddu ñu teewlu ko Babacar Niang. li nu bëgg a xam mooy ñun ministre bi nga xam ne moom la ñu am mu di Aly Ndoye maanaam dañu jox sunu àq ak sunu yellef ñun président de la république mooy kilifaam dañu bëgg bu dee ñab bu nee du ñaan pénalité mooy alamaani rek te ndaw la bu nu yónni rek bu ko mënul naka jàllale si président ni ko amande yi bare na ñun acteur de la pêche amuñu benn problème bu nu amee licence de pêche di liggéey ñun Ndar noo ngi si jàmm daf ni du ñaan pénalité te loolu du waree fam xam ni ndaw la bu nu yebal bu ñëwee na wàcc si terrain bi wax ak acteur de la pêche communiqué si bu ko defee mu leer si bopp nit ñëpp acteurs yi nañ defaraat suñu toogaay surtout ñi nga xam ne ñooy capitaine u gaal yi bu nu ñëwee di leen contrôler nañ leen jox cër cër boobu ñoom it garde côte yi nañ leen jox cër acteurs yi ñi nga xam ne ñooy capitaine u gaal yi loolu kese la. aca ba ngoog le député du peuple nappkat yi sa Ndar la ñu nekk la leen metti moo di ministre Aly Ndoye jëlul benn engagement ni kon fitna ga nga xam ne nappkat yi ñu ngi koy daj ci diggante Sénégal ak Mauritanie ñoom nag mën na si ut ak saafara loolu moo leen metti ci askan wi la ñu bokk seen ay kàddu yu jàmbat dañ ko retenir compte te it nag ministre bi wax na liggéey bu baax a baax mais quand même faut que ñu reconnaître ni am nañu doléance bu yàggoon muy bël ba ministre bi dem na fa semaine bi passé def na fa benn déclaration travaux yi commencé na ñu samp fa ay balises yoo xam ni dina identifier ñi yor gaal fan lañ yem ba pendant ñu koy defar yépp du am accident donc loolu vraiment jéego la itam boo xamante ni bi foog ñu reconnaître ko ministre de la pêche ci semaine bi passé donc ñoom bu ñu rafetlee loolu mu des licence de pêche yi
jàpp naa ne mun nañu continuer seen droit la li ñu def ni ñu kaas ñu continuer ci wàllu licence de pêche yi loolu beneen aspect la parce que bu ñu demee bay sonn ci ay wut ay licence de pêche ci mën a dem Mauritanie parce que dafa fekk sax suñu géej gi téyewuñu ko mu amee comme ni mu jaadoo safaanu loolu xëy na mun nañu bañ a soxla sax baagante gi ñuy baagante Mauritanie mais ak lu mën di am itam foofu ci diiwaanu Ndar nappkat yi mun nañu kaas loolu am licence mun nañu kaas aussi seen géej gi nga xam ne dafa rek jamono ji mais n'empêche nag du tee ñu reconnaître nag benn avancement bu am solo ndax bël bi nga xam ni lu ëpp ñetti téeméeri nit faatu nañu ci diggante nguuru Abdoulaye Wade ba ci nguuru Macky Sall bu ñu ko entamé di ko defar itam chantier bu mag la boo xam ni bu ñu waxee pêche ca Saint-Louis mënuñu ko ñàkk wax dëgg yàlla quand même rafetlu nag. jaajëf kan am na ay jéego waaye terewul napp mi secteur la bu nga xam ne nii war nañ ci def ak taxaw seetlu nag. waaw je pense que taxaw seetlu bi xam yaakaar naa koo xam muy Diop Thioune fële ca Rufisque Mamadou Diop Thioune ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore gaal yu ndaw yi ak ñii di ay armateur yore ay gaal yu mag ñoom ñëpp. am na foo xam ne faw ñu toog waxtaan seen biir xool ak gouvernement bi waaye du ñu yem ci gouvernement bu Sénégal parce que gis nañu ni xam nga on parle d' accord de pêche mais accord de pêche yi wala ak licence de pêche yi nga xam ne yenn ci ay mool dañ koy am mu jëm Mauritanie mais dootul mbirum Sénégal kese mais waxtaan la diggante ñaari réew Sénégal ak Mauritanie beneen bi waxtaan lay doon diggante Sénégal ak Guinée-Bissau am na foo xam ne quand le ministre dit par exemple que am na loo xam ne mënuma ko jige c' est parce que dafa am loo xam ne moom moo sut li ñu woowee mëninam wala sut li nga xam ne moom mooy ay prérogative am parce que bu ñu demee war a am ay déggoo ak Mauritanie ñaari présidents yi ñoom ñooy waxtaan nii la war a demee ensuite ñii di nga xam ne ñoom ñooy ay ministre de la pêche muy pour Sénégal muy pour Mauritanie ñoom tamit ñu ñëw xaatim li nga xam ne seen i jiit di seen i président déggoon nañu ko mais waxtaan moom faw mu am dans le secteur de la pêche mais loolu ni ñuy waxee ay états généraux de l'éducation di wax conseil présidentiel ci beneen secteur bu mu mën a doon je pense que il est aussi nécessaire ñu def benn conseil présidentiel wala les états généraux de la pêche ci réewum Sénégal ba nga xamee ni lépp lu jëm ci wàllu napp gi muy ci gaal yu ndaw yi ak yu mag yi ñu mën ko saafara benn yoon. dëgg si la ñuy amal xaatim déggoo gi mu di ab convention buy jagleel kon liggéeykat yu sous secteur bu transport hydrocarbure loolee nag ci wàllum gaz à pétrole lañu sanam rek maanaam kantanal ña cay liggéeyee loolee démb la ñu ko xamle si ab ndaje bu nga xam ne dañ ko woote woon fii ci doon Dakaru secrétariat exécutif bu syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz ñoo ko woote woon convention boobee bu jàppande jàppale ne kon it liggéeykat yi jamono ji nga xam ne réew mi ñi ngi fëskee ne dox ci wàllum pétrole ak gaz dana doon ak gëneel ca ñoom ñu teewlu ci ay kàddu yu tukkee ci Cheikh Diop. pare nañ liggéey bi ñu doon liggéey ci secteur transport hydrocarbure pour ñu am convention secteur boobu transport routier lañ nekkoon génn nañ leen fa defal leen convention bu nga xam ne convention transport hydrocarbure lay doon wuute lool ak convention transport routier parce que convention boobu boo ko jàngatee daanaka lépp a ngi ci. texte yi ñu defar war ko signer le premier bii di ñëw ci kattanu yàlla ak autorités yi ak employeurs yi pare nañ ko te buñ ko signer secteur transport hydrocarbure dina nekk secteur bu normal. pare nañ ci kon jàkkaarloo ak économie pétrole pour que liggéeykatu pétrole yépp bu économie pétrolière ubbee seen ak seen yelleef ñu jot ko ni ñu ko war a jotee. ayca ñu wax ba tey si ndaje moomee nga xam ne woote woon nañu ko mu nekkoon ab occasion ngir ñu xam leen ni kon nag tànn nañu Sara Konaré secrétaire général adjoint bu syndicat ba ngir nag mu wuutu fa ka nga xam ne moom moo fa waroon nekk te jamono ji nga xam ne disponible ba kër baa ñuy woote ndajem assemblée générale mbégte la moom la gis si convention bi nga xam ne war nañu ko signé benn fan ci weeru octobre bi ñu dëkkmal Sara Konaré ñu teew lay kàddoom. li nga xam ne yaakaar ñu ngi ko doon bébét nit ñi fone du sotti yàlla dimbali nañu ba yegg na mooy defal waa transport hydrocarbure ñëpp ñun féetee ci transport hydrocarbure ñi nga xam ñooy yóbbu carburant bi defal leen convention boobu tey ji yàlla dimbali nañu ba sotti na parce que li ci nekk trop am na ay instance financière li nga xam mbiri xaalis la mais couverture sociale leneen ak leneen les zones de non-droit comme on dit doolu du amati dans le secteur incha allah dinañ def tout pour que convention boobu ñëpp comme ni ñu koy waxee travailleurs gis seen bopp ci biir ëllëg bu ñuy ñëw ku duggagul secteur bi sax kii waaj a def société de transport dina xam ne lii lay tënku mais mënatoo jël benn chauffeur ci ruq bi ne ko dama lay fay lu la neex ngay doxalee nu neex loolu amatul loolu c'est fini da ngay mën nga dugg mënoo doo dugg.
gannaaw ba ñu séqee ab ndajeex nag directeur bu ressources humaines bu ministère de l' éducation nationale jàngalekat yooyu nga xam ne dañu sóoboon ci ab xiifal mu di ay jàngalekat yu nekk kon ci classe passerelle bi xiifal googee tegani nañu ko ca suuf vendredi àjjuma ba léegi ñu ngi woon ci xiifal ba démb la ñu xam ne kon arrêté nañu xiifal ba ndax nag dañuy may waa ressources humaines bi ñu xoolaat bu baax nees mën a def ba mën leen rek dugal ci liste yi ci programme xëyu ndaw yi ñu teewlu sa ko yor seen kàddu Cheikh Oumar Cissé lay wuyoo wala sax Adama Diop moo yor seen kàddu. ñoo waxtaan ak DRH léegi DRH jox nañu kàddoom léegi nag jël nañ décision suspendre suñu grève de la faim ndax am nañ confiance ci DRH te gëm nañ waxam kon bàyyi nañ lépp ci loxo Sowru Sène ak COSYDEP ñu dox ci ay jéego ba suñu mbébét antu. secrétaire général bu syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire Cheikh Mbow directeur exécutif bu COSYDEP ñoom ñoo def ay tànk ñoo si dox tànk jàmm ngir nag ñooñee jël seen xiifal bi teg ko ci suuf Sowru Sène di ko rafetlu ba xam ne kon nag loolee warees naa mën a tax sax ñu xoolaat mais ñooñee ab temps ab diir ngir nag ñu mën a saytu nees mën a def ba recrutement 5000 enseignants yooyee ñu mën see dugal ñu si mel Cheikh Mbow ay kàddoom du ñàkk dinañ ko teewlu suñu yeneen jotaayu xibaar ba tey des ci xiifal googee ak nag enseignants affiliés yi nga xam ne dañu bokk ci collectif des diplômés pour la mise en position de stage ñooñee ñeneen la ñoom it nee nañu dinañ sóobu ci ab xiifal bi nag ñu ngi ko jàpp fanweeri fan ci weeru septembre ñoom seen bëgg-bëgg moo di may wala sax sàkku ci ministère bi ñu dénk wàllum éducation nationale ñu xool seen i dossiers yi bokk na ci wàllum recrutement bu noppi ñu dugal leen fonction publique ñee seen xiifal bi arrêté nañu ko ñii ñoom nee nañu nag ñoom it faw ñu xiifal ndax bëgg nañ ci ñu dugal leen ci recrutement bi. moo lay woon ni ba léegi yëf yi normalugul bon espérons xëy na ñoom itam DRH bu ministère de l' éducation nationale dina dem waxtaan ak ñoom parce que pour génn njaboot gi la xanaa ñii duñ ko jaral jóg te ñii du leen jaral jóg mais lu ci mën di am seen annonce bi ñu defoon dañ ko respecté rek dañu respecté yoon bu légal bi xam nga démb ñu ngi annoncé ay audio yoo xam ne dafa fuité ci seen groupe au niveau yooyu nga xam ne benn ministre di wax quota bi nga xam ne moom am na ko ci recrutement wu jàngalekat yi ci ay militants moom quota am moom. waaw quota am moom. wàllam quoi. waaw xam nga Sénégal li mu tàggat ci ñu am diplôme surtout ñu ngay wax ñi nekkoon ci grève de la faim ñi nekk ci moment wu passerelle. ñooñu ñoo gën a mérité ñu dugal leen ci 5000 enseignants yi ñuy recruter. mais bu ñu demee ba egg ci di xiifal seen bopp. te ñu naan recrutement bi xëy na li ci des amatul solo. mais kon ana xaalis bi. li ko fan lay fi jaar. yow cin fukkul bënnul. yax ba sa nekkoon jógu fa te kenn gisatul yax mais moom la ñuy laaj yax gi doomi junniy jàngalekat bu ñu leen jëlee ba noppi te ñu gën a mérité pour ñu jël leen jëluñu leen mais ñooyee xiifal seen bopp lan la fa DRH bi wax itam ba tax ñu bàyyi xiifal bi kenn siiwalu ko ci ñoom ñaar loolu lay moytuloo gars yi boo nekkee di manifester wala nga am lu la metti di ñaxtu ñëpp jàpp ci société civile presse bi ñëpp jàpp ci bu kilifa yi ñëwee wax ak yow point yi ngeen tënk sësal leen ko pour ëllëg bu ñu respecté wul seen i ay kàddu boo dénoncé waatee ñu mën laa gëm. xam ne waaye tey tampi suba tampaani doxatuñu ci yooyu de. manipulation bi day dakk de. day doy waar naan tampi rek tampi boo xëyee ni tampaani nga ni lii moo tax tampaani na bu dee sa njëriñu bopp. gongo ñu xam ne sa njëriñu bopp la. waaw weñ nga bu tooyee nga dal. bu fekkee njëriñu askan wi la nga wax fi tampaani fan la et wax naa sànq acte bu am solo bi Aliou Ndoye def démarré waat liggéey bël bi nga xam ne boobu na plus de 300 personnes à parce que le positif la lu ma gis dama koy wax. mais bu li dox nag moo bariwul. moo tax booy wax li doxat yi dañuy dem ba jàppe la xëy na koo xam ne lu mal dong lay gis. mais seen jubóo gii ñu jubóo nag maam. war nañu génne point yi ba ëllëg bu ñuy jooytuwaat. xam ne point yi moo fi nekkoon bu ñuy jooytuwaatee dañu leen gëm de te ñoom dañoo gaaw ci xiifal ndax seen xiifal bi est-ce que mooy seen bu njëkk. doy na waar mu mel ni kon wàllum recrutement yi nga xam ne ci programme xëy ndaw yi rawatina si jàngalekat yi mi ngi jur coowlu saafara gu jur jàngoro lu nar a doon ndax gis nañ si coow faux diplôme yi nga xam ne ñu ngi ko ciy wax tey jii ñu ngi wax waa ay wàllum quota ak audio yi nga xam ne moo ngi fuité kon nag luñ si jubloon daa mel ni boo xefee duñ sa yegg de. waaw mais loolu nag responsabilité bi nga xam ne moom mooy responsabilité première mooy ministère bi nga xam ne moom moo yore wàllu fonction publique ministère de l'éducation nationale ci lu jëm ci wàllu jàngalekat yi waaye gouvernement du Sénégal de manière générale xam nga tey dañuy wax ci wàllu recrutement jàngalekat yi mais demal beneen secteur de la santé ñii di def santé communautaire ku ci mel ni Dieynaba Mbaye li may wax xam na ko am na ñu bari ñoo xamee ni ñoom jàng nañ li ñu war a jàng am diplôme ñu war a am waaye inséré wuñu leen ci liggéey bi ñu leen war a liggéeyloo am na ñu nekk ci ay structure de santé ay hôpitaux fii ci réewum Sénégal ñoo xamee ni ñoom it
jàng nañu wala ñu nekk fa mais presque xeetu position de stage lañ lay téye wala prestataire nga nekk fa pendant 10 ans di fayee ko 75 000 gën kaa bari 100 000 francs te ba ñuy def recrutement dañuy dem seeti koo xamee ni peut-être que yow li nga am ci expérience am ko ci expertise ci wàllu woowu woowuñu la dañuy dem woo ñoo xamee ni peut-être dañ leen jege wala dañ leen recommander li ñuy woowee quota yooyu il faut éviter justement nag à ce gouvernement là muy génne ay quota naan quota wu diw wax nañ ko ci police fan yee passé yàggul ñuy naan ni dañuy wax ne dañuy recruter ci lu soxal ci ay policiers ay gendarmes service de sécurité lan lañ ci dégg am na quota wu ñii di waa APR ministre sangam wala député sangam ça c'est un problème nga ñëw ci jàng bi ñu ne am na tamit quota ci ay hommes politiques ci wàllu santé ñu ne am na quota il faut quand même que ñu sérieux te bu fekkee ne président de la République dafa wax wàllu xëyu ndaw ñi ba pare bàyyi ay ministère di def lu leen neex wala ay hommes politiques di def lu leen neex di tànn ñoom seeni nitu bopp pour dugal leen moom moo war a siffler la fin de la récréation à moins que moom mu xam lépp yëg lépp ba pare toog noppi ci voilà dañuy doxantu ba sa Mbour foofee ñu wax kon commune bu Sindia foofee de ndongo bu ñu daan jàngi ay kilomètres la ñuy dox ndax l'école ba sori woon na looloo sabab nag mu mel ni kon desatul ay mën na wax ne ay bés rek wala ñaari ay bés moo si des ngir ubbi teg l'école ji waa Sedima groupe Sedima daal di fay wàcc tabaxal leen fa di ay salle de classe ci village bu Djilak ak teenu tubaab ñu ànd Seexalune Badara Sonko. ci commune bu Sindia élèves yi nga xamante ne ñoo dëkk ci dëkk kaw yi dañuy def ay kilomètres ngir dem jàngi ji ndax souvent fi nga xamante ne fa lañ cosaanoo am école groupe Sedima ba mu seetloo bii les situation moo tax mu jël lu toll ci 20 millions de francs CFA namm tabax ay classes ci Djilak ak teen tubaab. ku ne xam na éducation naka la amee solo ci am réew kon bu fekkente ne waa teen tubaab am nañ soxla ci bëgg a def CM laaj ñu jàppale leen ci ñaari classe mu nekk geste bi nga xamante ne maire commune bii di Thierno Diagne daan na koy rafetlu bu baax. kon président bu ñëwee xool fa gën a métti dem ba fas yéene tabax ñaari salle de classe si Djilak tabax ñaari salle de classe si lycée bu Tentuwaab kon loolu mënuñu lu ñu sant si. Anta Babacar Ngom mi nga xamante ne mooy directrice générale bu Sedima li mu xamle mooy lii dafay dugg ci cadre responsabilité sociétale des entreprises. suñu warugar la ci suñu politique RSE mooy lépp li nga xamante ne war na entreprise ci réewam ci digganteem ak ay naatangoom mu def ko. ñoom nag groupe Sedima gannaaw éducation ak santé fas yéene nañ sóobu seen loxo ci yeneen secteur de développement ci commune bu Sindia. voilà Birahim fii ubbiteg l'école tollu jafe-jafe yi ñu jànkonteel au moins am nañu benn bonne volonté bu leen taxawu ci wàllu classe. gis nga Mambay bu fekkee ci waxuma école rek wala poste de santé wala beneen secteur bu mu mën a doon benn Mansour Diop yore na benn 50 millions ne ni man de dama fas yéene comme maire ba ma nekkal deful nangam naa ci jël sama wàll ma def ko ci. Il y a ce qu'on appelle des actions citoyennes. Il y a des œuvres sur le plan social yoo xamee ni doomu Sénégal bu nekk mën na ko def xam nga am na tey dañuy wax ci yenn yi mais am na des Sénégalais yoo xam ne ñu ngi bitim réew sans crier gare sans que mu am toute une publicité ñu ngi yónnee ay ambulance seen dëkk par exemple wala ñu ngi yónnee ay yeneen jumtuwaay yoo xamee ni fa ñu dëkk soxla nañu ko mais bu ñu demee ba des Sénégalais ñoo xam ne nekkuñu maire nekkuñu peut-être ci yenn poste de responsabilité jël seen décision bopp ak seen lu leen yàlla suturaal pour jàppale yeneen doomu réewum Sénégal on ne peut rien dire d'autre que peut-être di leen ci féliciter mais mu doon loo xam ne peut-être ñeneen ñi dañ ci xool exemple ne ñun tamit nañu def ni ñooñu aujourd'hui on parle de Babacar Ngom bu Sedima responsabilité sociétale d'entreprise sax mu ngi ci loolu mais c'est une très bonne chose fan yee passé ñu ngi wax action yi nga xamee ni quelqu'un comme Cheikh Cissé bëggul sax ñu koy tudd mais quand même ce sont des choses qu'on voit def ci dëkkam di Dagana ak ñeneen nit ñoo xamee ni tey ñu ne la Bougane def na nangam ci Saint-Louis wala nangam ci Kër Massar ce sont des citoyens yoo xam ne ku ci nekk am na loo am dugal nga ko ci benn gox boo xam ne jàpp nga ne da nga leen di jàppale leen donc lañ ci xaw a bañ mooy bu ñu ko jël def ko prétexte politique ne man comme maa def nangam def ko genre wañ sa loxo comme maa la defal nangam li waaju doon wax naan maa tabax jàkk ji damay mën a doon ilimaan bi mënuma ko ma dindi bunt yi dindi fenêtre yi
bu ñu bañ a àgg ci loolu daal. ayca mu mel ni kon jamono ji nga xam ne ñoo ngi xeex ay abri provisoire je pense que acte yu ni mel day am solo ñu koy fësal. non lu am solo la ci wàllu comme ni ko Birahim waxee bu fekkee da nga nekk homme d'affaires wala nga nekk koo xam ne nga investir ci ab dëkk bu fekkee ci say investissement da nga ciy jiital wàllu éducation lu am solo la boo ci jiitalee wàllu santé lu am solo la mais xam nga suñu état yi ni muy doxee moo xaw a doy waar c'est-à-dire que dafa am yoon yoo xam ne dafa xaw fumiste tuuti te mënoo ko teggi mooy Baba Ngom jéego bu am solo la def mais mënu koo jaar ci lu dul ki nga xam mooy magistrat wu commune bi et magistrat boobu noonu moment bi mu doon waxee moom bu xalaatee xel mënoon na ba ñu jël kàddu du dara lu maire bu Sindia réalisé na ko foofu est-ce que xam nga du mbedd du école du dara lu mu réalisé foofu bu ñu demee élection xam nga lu ñuy def dëkk commune bu Sindia ci boppam Sindia ga siège ba nekk Sindia ga siège ba nekk Sindia ren ñaata xale lañ fa interpellé ci benn usine boo xam ma nga fa implanté wu usine bi dafa ay carreau foofu la woon te chinois yi moom ko lan la ci mairie bi am nan la leen ko mairie bi joxee xoolal case de santé sax tabaxuñ ko fa problème ndox mu ngi Sindia ni gàdd foofu fa siège ba nekk sans compter nag ay géeraw dëkk yu ko wër sans compter ay tent tubaab ay tangis ay jilaax je dis maire u Sindia mënoon na ba ñu jël part ci boobu la rencontre bu fekkoon dafa tënk ci wàllu réalisation du lenn lu ñu mën a joxoñ baaraam ni lii moom réalisation la. campagne jotee mu campagne salle de classe yi de. non am na dëkk. non xam fa la juddoo fa la dëkk. xam nañu dëkk ba xam nañu du ko fa campagne xam na ne am na dëkk yu mu dul dugg di def campagne te xam na ne dina am ay adversaires yu saf sap yu di koy def pour changement ci boobu commune. merci Baba Ngom vraiment ak Sedima bu ñu gisee ñeneen ñu tabax yeneen salle de classe ñu jël parce que Kër Songo dëkk bi ma juddoo am na école 3 salle de classe ñoo fa nekk ten tubaab seen CM ba classe doyul jilaax bu ñu fa tabaxee classe dañu koy tàccu mais et la commune dañu def et la commune xëy na dañ ci def ay table te bokk na ci commune yi ëpp suuf tey gis nga coow li am jas après jas mais Sindia donc mooy commune bi taqaloo ak jas am avantage yi jas am mais daanaka desatul espace béton bi ngay dégg ma koy coow ay Bandia fu mu bokk commune Sindia li muy exploité ay ressources mais donte woon ni 1% lay am sax ci retombée mais 1% bu dugg ci budget am la askan wi lañ ci gis seen bopp la wax de yeneen espace yi ñuy jox ay nit ñu koy exploité foofu noonu nan la ñu ko amee da ngay gis benn investisseur bu ñëw jënd ñaata hectare maa ko jënd quoi samay hectare la implanté naa fi lii ak lii comme si suuf si dafa nekk ci poche kenn mu koy doxal ni mu ko neexee c'est dommage. lu am solo du ñàkk xëy na tabaxul waaye ñu ngi koy ñaax rek mu dem jëndee table banc def ko ca classe yooyu nga xam ne waa Sedima tabax nañ ko peut-être dina am solo ñu wutali sa tënk ci ab tournée politique bu nga xam ne mu ngi ko sumb jamono ji yëpp moom ministre d'État bi di Ismaïla Madior Fall mi ngi woon ci village artisanal ba dem na nag sekk waxtaan ak ña nga xam ne ñoom ñoo fay liggéeyee waxtaan nag ñoom ñoo ñee profité sa wax xamal que ne kon seen secteur boobee de ay jafe-jafe képp la ñuy jànkonteel kenn gestu leen kenn fulaalu leen village baa ngay waaj a dee te nee nañu nag doy moom ci boppam nekk na seen ak yaakaar ngir mu suqali village ba jaari ñaa mu jiite waa village ba ñu teewlu ay kàddoom. dañu tànn monsieur le ministre Ismaïla Madior Fall parce que dañu gis xarañteem gis bëgg li mu bëgg Tëngéej gis liggéey bi mu liggéey son excellence monsieur le président de la république ñu xam ne nag kii buñ ko tànnee Tëngéej du des ginnaaw te aussi ñu gis bëgg gi mu bëgg artisanat te man en tant que président antenne départementale de la chambre de métier dama koy accompagner ci noble ci boobu mu bëgg muy defar si dëkkam dëkk bii nga xam ne mooy sa dëkk fii la juddoo fii lañ ko xamee fii lañ xamee ay waajuram kon kooku boo gisee ku mel noonu ki nga xam ne dafa bëgg a defal dëkkam lenn rek moom ngay def accompagner ko pour ñu mën a accomplir sa mission. artisan yëpp toog nekk sa ginnaaw artisan yu département de Rufisque yëpp nee nañu ils sont d'accord ak accompagner son excellence monsieur Ismaïla Madior Fall pour accompagner son excellence monsieur le président de la république donc artisan yi nee nañu ñoom moo leen doy ma koy bëral son excellence monsieur le président de la république ni ko am na doom bu nga xam ne am na rakk bu nga xam ne muy Ismaïla Madior Tëngéej moom la ñu jox bopp Tëngéej moom la ñu bëgg donc président na ci bàyyi xelam xam ni waa jaa ngi nii
ay ci ñu waxtaanee ñi nga xam ne sànq rek junjoon nañu ko ci ndorteel dañuy nekk ci internet bi di saagaate te boo seetee ba sa biir profil yu ñu yor du seen yos ay faux profil wala compte yi nga xam ne nii ñoom nekkuñu sax ñoom ci boppam ñooy nekk ci Facebook bi il suffit nga wax lu nga xam ne nii ànduñu si wala rek bokk ak ñoom xalaat ñu daggal la ay saaga wala ñu xas la loolee ci boppam bu ñu fàtte ni nag bari na ci réew mi te dafa xew tax na sax ay autorités yu si bari nangootuñu yëy yàbbi ci actualité bi ñu ànd si Safiatou Bandiaye ci taxaw seetlu bu mu ci def. dugg ci internet am liberté wu wax sa xalaat wala sa gis-gis ci benn mbir te doo dégg lu la neexul nekk na lu jafe jamono ji Facebook WhatsApp Twitter Instagram yi di ay plateforme yu ndaw yi di faral di jëfandikoo waaye mel na ni rek bërëbu defantekaay lay gën di nduru tooñ saaga wala sax ay menaces yi ñuy faral di def nit ñi ci internet bi mel ni mu ngi bëgg a jéggi dayoo sinon rek nan la ñu mën a expliquer yenn jafe-jafe yi nga xamante ne rek taskatu xibaar yi dañ koy am ngir am ay invité yoo xamante ne rek dañuy wax ci yenn question yi nan la ñu mën a expliquer ragal bi nga xamante ne rek nit ñi ragal nañ ko wax li ñuy xalaat ci kaw ndax ragal a dégg lu leen neexul mu mel ni saaga yi moo jël place su baab sa moroom ci ay argument yu dëgër te am na ñu bëri ñoo xamante ne rek seen moral dëgërul ba mën a encaisser ay saaga tax nag ba ñu bañ di waxati créer ay faux profil làkkatu si ngir attaquer nit boo xamante ne rek bokku leen xalaat wala gis-gis nekk loo xamante ne rek doy na waar jamono ji sauf que nag nit ku si nekk ni ngay doxalee ci réseaux sociaux yi noonu ngay doxalee ci société bi amaana sax dal xel di xalaat gis koo xamante ne rek day faral di saaga ci dundam normal beneen doxalin bu uute ak boobu ci réseaux sociaux yi. taskatu xibaar la ba noppi it nekk formateur ci wàllum communication digitale nee na am nag yombul ngir nag nga xam kan moo laxatu ci compte yooyu waaye lu mën a nekk la ndax am na ay logiciel yu nga xam ne nii boo sa jaaree rek warees nañu mën a xamal kan moo nekk ci ginnaaw saaga yooyee Jo Maroon lay wuyoo ñu teew lay kàddu. duna bi dafa toll foo xam ne am na ay logiciel yoo xam ne il suffisait tout simplement tey nga jox ma sa faux compte dugal ko ci logiciel boobu dina ma mën a permettre pour ma def lu ñuy wax traçage xam fi nga nekk appareil bi nga utiliser ak IP bi par exemple dinaa ko mën a jàpp bu fekkee ne pour sénégalais boo xam ne dafa nekk à l'étranger utiliser faux compte saaga nit fii par exemple moom mën na def de telle sorte que tey mën na tracer waajooju mën a collaborer ak la police italienne en 1 minute dinañ mën a xam kii saage ban localité la nekk ban zone la nekk ban adresse IP utiliser ban téléphone ban matériel la utiliser dafa yomb tey moo tax je pense que nit ñi jëfandikoo internet nañu def ànd ak ñëwaat du jëm la ci wàccaayu ko màggal gi xam ngeen nekkoon dibéer maanaam dimanche la màggalu ko Touba ji démb nag am nañu ak ndajam waxtaan comité d'organisation bi ngir na xool wàccaay li nees mën a def ba lépp aw ci yoon mu nekkoon ci teewaayu ko jëwriñ bi ñu dénk biir réew mi la ñu fa waxtaanee bokk na ci wàllum ndox ma nga xam ne yenn saa ay jafe-jafe lay doon ñu teew lay kàddoom Antoine Félix Diome. S'agissant plus spécifiquement des préparatifs du Magal, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité et de l'énergie même de façon plus globale, ainsi que dans bien d'autres domaines, nous avons depuis plus de 2 heures de temps eu des échanges féconds, sincères et fructueux entre les services de l'État et les membres du comité d'organisation. Nous voilà au terme donc de notre séance d'aujourd'hui et on peut noter. ma ngoog ñu jégalu ci kàllaamay nasaraan gi nga xam ne dugg na ci journal wolof bi Birahim màggal gi dimanche la comité d'organisation bi amal nañu ab ndaje souvent nag ci biir ndaje yi lépp la ñuy jël en compte waaye bu ñu demee ba sa bés ba nga gis yenn saa yi ndox day manqué wala courant bi wala wàllum assainissement de sub yëngal noo ko gisee. waaw loolu nag dañuy naan benn responsabilité lay am mooy responsabilité wu ñi jël engagement di gouvernement bi mais dañuy njortu chaque fois que yaakaar naa ni yabewuñu noonu sëñ bi jàkkaarloog moom wala ay ndawam ne ko lii baax na lii baax na lii baax na ñu dem ba ci pandaw gi ñu gis la ñu waxoon ni baax na yëpp amul ci lenn lu ci baax mais dañuy rafet njort parce que bu ñu toogee suñ Bass Abdou Khadre toog dend ak ministre de l'intérieur dend ak moom ci boppam njabootam muy ñi nga xam ne ñoom ñooy ay chef de service muy ci lu jëm ci wàllug courant lu jëm ci wàllug ndox lu jëm ci wàllug sécurité sapeur pompier yu ni mel moom ministre de l'intérieur ku ci nekk dana lay laaj fan nga toll ci liggéey bi ñu la sasoon fan nga toll ci liggéey bi ñu la dénkoon gouverneur wax ci chef de service yi ku ci nekk wax ci donc loolu yëpp la ñuy tënk ci kanamu sëñ Bass Abdou Khadre mi nga xam ne moom tamit mu ngi dend ak ay service am nu ñu ko mën a waxee noonu ci wàllu ko wàccaayu màggal gi parce que xam nañu ni am na commission bu ci nekk lu ñu la dénk ci commission d'organisation bi muy ñu yore wàllug ndox mi ay no rahmati ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllug dal yi ñu yore wàllug
li ñu woowee restauration yooyu ñoom it tamit ñu xool ne ni fii la ñu amoon jafe-jafe wala lii la ñu soxla woon lii la ñu ci defal donc li ñuy jàpp mooy ni ñu waxee ne ni ñoom 90% wu li ñu leen santoon ñu ngi ci wala def nañu ko peut-être li ci des lu néew lay doon mais teewul sëñ bi moom jiitu na leen sax ci lu bari xam nga ñuy wax wàllu ndox ci lu jëm ci inondation gis nañu jéego yi nga xamee ni sëñ bi def na ko ci lu jëm ci